yow xaar ma su dee bëgg nga ma kaay foon ma yow su dee noob nga ma waaw man Alieu Badara bu Humanity Stars bés bu nekk maa ngi seetaan Bantaba Kacha di wax àdduna yëpp nañ ko xaar te di ko seetaan ndax am na solo. I will never leave you till I die. duma la mos a fàtte ba may dee man la Polyman P to the O Liman boy bu nice wise civilized war a rise di seetaan Choice Africa. Hello viewers, welcome once again to the People Source Surf Connect. Tonight on our conversation one-on-one, we have one of the Gambia's legend living in the United Kingdom, England, London. Goes by the name Mr. Ibrahim Niass is here with us on studio. He's our special guest. We're going to profile Mr. Ibrahim Niass on his footages in London regarding his participation in the Daira, and Soradin Daira, if I am right, or Nyasen Daira, also in Cultural Week. Also Ben TV, his role in this three things. Mr. Ibrahim Niass from London is our guest tonight on Surf Connect, Choice Africa TV, Surf Connect International. Kon mbokki xarit yi nuyaat naa leen maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen jërëjëfaat once again. Seen xarit la Lamin Cham te nag dama am mbégte dalal ndaanaan bu mag ndaanaan si biir ndaanaan yi bàyyi ko London, England. Ndaanaan bi mu ngi si Daira, ndaanaan bi mu ngi si Cultural Week bi, ndaanaan bi mu ngi si Ben TV. Kokoy suma guest tonight on Surf Connect, the People Show, one-on-one. Ala baraka bake mbadu mon linkanu telu na lenje jan nit ñi wato sita follow mbadi nga natti ñu na ba man na ko pofti ngo follow ta ganal ban na guest jala. Nice coffee, thank you my cham. Bin na geso mu minti ka folay Mr. Ibrahim Niass abotanam fo Angleterre London walla bi je minalon ke kal ma koy ado to dino to anin Gambia cultural will kan culture singo bambandi England je ibo fanan kanje wo fanan ka ba Ben TV fanan kon ladies and gentlemen ma am bekte invite suma Gambi do you setan Surf Connect. Thank you very much, Mr. Lamin Cham, for having me. It's indeed a great pleasure to be on the show tonight. Right. Ready to answer to your question. Mbokay jërëjëf Lamin Cham. Kontaan naa trop ci invitation bi ma invite ci Surf Connect. mu nekk programme boo xam ne àdduna yëpp dañ ko dee seetaan. mu nekk programme boo xam ne programme bu am solo la bu ma yàkkamtee toog pour waxtaan ak sa viewers yi ak askani Sénégambia. Jërëjëf te nag Mr. Niass gis nañ sa yëngu-yëngu bari na London dinañ waxtaane si yëngu-yëngu loolu noonu nan nga gisee Gambia nag sa ñëw bi nii Gambia first of all. waaw alhamdulilah Gambia suñu réew la. dinaa la dugal nag ci ay baati olof yoo xam ne xëy na sax doo ko dégg waaye déglukat yi dinañ ko dégg. ate waxal olof mu ne kër bukki xesew na waaye foofu la bukki dëkk. waaw nu mu xesee foofu sa kër. foofu sa kër kon dégg naa boobu. waaw nu mu mën di mel. waaye bala maa wax benn wax. dinaa la jaajëfal dinaa la gërëm. parce que société boo fi nekkee champion Lamin. soo yokkut da nga wàññi. waaw ku nekk xam na ne da nga yokk. The meager resources you have, you can try to make ends meet by informing the people. Anything for Chow Burukaha Amrek, Lamin Cham will go there with his Tame Kamela crew, mu get the gist out of the lot. The lam lame. Wow. Yow da nga ñëw nga tegal ko nit ñi ci table bi. Wow. It's up to the people nag pour ñu xam fan la dëkk féetee. Dëgg la. It's not for you to judge. Dëgg la, thank you very much. Gërëm nañ la. Nobul liggéey bu nobul la. Soo ko xamee nga xam ne liggéey bu nobul la. boo ko xamul nga xam ne liggéey bu nobul la. parce que di spread information yonent bi moo ko njëkk a santaane. keroog di last hajjatul wida. daf ne bi mu defee samoon bi ba pare mu ne ku fi nekkut. pass di information ku fi nekka na nga pass di information ci ki nga xam ne nekku fi. ndax bari na di information boo pass keneen mu gën la ko understand mu gën la ko comprehend. so let's say jamono boobu su ko ne radio amoon na. waaw ñoom Lamin Cham soo leen demee seen Surf Connect. information bi make sure it goes through. so liggéey bi loolu la yonente bi wax. loolu la wax kon jaamu yàlla. so bala maa ñëw si sa question bi comme naka ma gisee Gambia. Gambia wax dëgg ne yàlla ku nekk xam na ne 22 years ago. ni Gambia meloon. ak bu nit ñi gëmut seen bët ci réalité si. xam na ne changes am na. changes am na in terms of
you know nit ñi seen nekkin naka lañ toogee fii ci société bi maanaam dinañ dugg fuñ bugg a dugg dinañ wax lañ bugg a wax without fear ne kenn dina ñëw jàppala wala def la lu demee noonu ba pare suñu nguur gu ees gi tamit ñu ngi falu te circumstances yi nga xam ne moo surround ñoom seen accès into power il faut que loolu dafa come into play in terms of governance kon yu bëree bëri ñun ñu ngi ko yàkkamti du mun a gaawee noonu waaw PSN lañ nit Gambia generally yàgg naa di ko wan nit ñi il faut ñu PSN comme ni nga waxee 22 years loolu du 22 months de di 22 week di 22 days 22 years la luñ miin ak luñ ñu tàmbal suñ ne dañ koy change one day munta nekk loolu dëgg la PSN lañ war a am rek ñun yëpp ñu look way forward waaw kon PSN boobu fu mu nekk ni Lamine politics bu jotee ku nekk da nga war a am koo support koo faral waaw su fekkee ne ki nga faral winut ki nga ñu tànn kenn bi nga nekk ruling party wala opposition party ki ñu tànn ne mooy president of the entire Gambia. That's right. We have to rally behind him ñu give ko our utmost support ñu jox ko pour mu mën a yóbbu réew mi fi nga bugg a waaye nag su fekkee ne am na vision man sanga président et leader da nga war a am vision ne man réew mi fii laa ko bugg a àggale dëgg la health li laa si bugg a def agriculture li laa si bugg a def xam naa nekkuma di def civic education wala di jàngal kenn soo amee vision boobu nag Gambians yi yëpp dañ leen expect pour ñëw put all hands on deck ñu jàppale ko pour mu achieve vision boobu leen notwithstanding ne politician yi wala opposition bi tamit dinañ jéem a saboter waaye it has to be based on issues not on personal trait. That's right. waaw that's very true loolu laa gis ci réew mi Lamine Cham personal attacks la loolu lañ war a wàññi ñu am good issues suñ ko tegee si table nga gis nit ñi ñu jàng ñu gën a jàng ñu mën a ko enlighten ñu élaborate ko bu baax a baax pour réew mu dem si kanam dëgg la Alaaji Ñaas jërëjëf si loolu léegi ñu laaj la yow sa yëngu-yëngu bi first of all ma laaj la sa yëngu-yëngu si seen Ansarudeen Society la tudda in England parce que dama la dee gis toujours nga téye mic nekk si kanam ak loolu yëpp ok wax ñu tuuti si loolu ñu xam naka la loolu dee demee ak lu la si inspire ba dugga si loolu kontaan naa trop thank you for asking me that question right okay Ansarudeen is a cultural association lañ ko register in England because in England mun noo register an Islamic association so cultural England nañ register Islamic association no in England association yi nga Ansarudeen bi Ansarudeen dañ ko register as cultural association waaye it's definitely Islamic first of all di nga ko may damaa ñëw wax la the history of Ansarudeen waaw Ansarudeen di followers yi topp ñi nga xam ne ñoo ànd ak Baye Niass Mawlana Seydou Ibrahima waaw Baye Niass moo amoon di idea moo xam ne taalibe mi bari na all over the world mana sanga mu ne léegi taalibe mi fu mu mun di nekk pour ñu mën a xam ñan ñooy ñan and how many taalibe la am xam nga àdduna lu nekk foog nga organise ko waaw so mu ne léegi nañ su fekkee ne Sukuta fii nii am na 10 taalibe yu fi nekk nañ form an association te nañ ko tuddee Ansarudeen nañ am président amee trésorier amee secrétaire liste ñu am loolu su ko defee beneen gox def loolu beneen gox loolu mu nekk Ansarudeen worldwide war ñu def ko nag mu nekk fédération so liggéey Ansarudeen nag mooy pour indi taalibe yi ak jullit yëpp indi leen together so bi nga xam ne Cheikh Baye Cham maa ngi ko nuyu suma sëriñ dem na in England in 1997 pour jàng foofu yoo xam nga ko Baye Cham waaw pour jàng foofu leen moom liggéeyam la affaire yi yar taalibe yi teg leen ci yoon and pare mu nekk a passion pour moom tamit mu doon lu mu bugga even though jàng na dem na bi am master's degree yëpp daf ko fa bàyyi jërëjëf c'est congrats ñu ngi laa nuyu bu baax a baax di la gërëm yëpp daf ko fa bàyyi mu ne daal ndaw yi ñu def seen itte tamit ak seen mbir ci mbiri diine loolu tam dafa am solo mu créer Ansarudeen sonn pour uti beneen tour mu jël tour boobu nga xam ne Baye Niass teg na ko fa depuis 1958 and that was the year United Nations biñ formé so United Nations sax c'est the same système bi gars yi tegoon Baye Niass loolu yooyu la teg ci Ansarudeen ok London la bi ñu fa demee Baye Cham créer ko ñu nekk ay taalibe di ànd ak moom su ko defee samedi bu nekk ñu dem ci kër kenn ñu zikkar su ngénte amee ñu dem foofu tudda doom ji ba pare zikkar ba pare ñu waxtaan comme que ñun ay jullit nañ il faut ñu def yëfi jullit si suñ programme il faut mu reflect people together tamit bring the people together ba pare emu foofu dañoo def charity
dañ daan collect fii second hand clothes si place yu bëri yoo xam nga si dara su ko defee ñu paak ko yónnee ko Gambia au Sénégal si nga xam ne nii di people lañ am na yenn mosque yoo xam ne in Sénégal ak Gambia ñun providal nañ leen some hoovers vacuum cleaners waaw projects yu bëri dañ si doon taxaw wala nag at bu jot nag dinañ organise gàmmo boo xam ne worldwide la mun naa ko wax bu nekk la fa jógee place yu bëri ñëw fekkee si gàmmo googu. But this year, inshallah, on the 29th of July, I'll use the opportunity on your platform. No problem. You're on welcome. 29th of July, 2017, mooy nekk di 20th anniversary. nga xam ne caam lu yàgg dëgg la. ni ko sa xarit bi may ngay fay de waxee lu yàgg dëgg la. waaw da ngeen a organise beneen in London. beneen ba di ngeen invité ñu nekk America. parce que ñoom Mohamed Fall America moom tam ak Baba Niass Baba Niass maa ngi lay gërëm di jël opportunité di nuyu Baba Niass nekk foofu waaw gars yi dañ di organise lu bari bu seen al Lamin demoon Baba Lamin bu mu demoon America ñun yëpp ko nañ ko mu ngi woon si suñ benn programme Saf Connect waaw so 29 mooy loolu okay make it a date people ku nekk London and the end you really want to attend the blessing diet of that Gamo Daratul Khalid ngeen attend loolu you know in London 29th of July inshallah rabbi 139 Homeside Street SE15 number 139 Homeside Street SE15 South is 15 1 TF thank you London people you know what we're talking about make it a day ngeen dem at least am blessing comme ba géej ngeen di am ay gamo ak loolu su bii ñëwee nag make it a day yéen ñu géej af Gambia si boppam jërëjëf Just want you to know I have never felt this way for someone in my life. Since when I saw you, I have never felt this way. And I know we belong together. Choice Africa TV to the world. léegi dégg nañ sa yëngu-yëngu si boori Ansoradine léegi London Cultural Week ñun def nañ suñ waala waaye gis nañ ne jamono bi nii aji Maka yëngu na lu bari si Cultural Week bi lan moo la saf si aada bi nga explainal ñu tuuti ak lu tax yow mi sa boppa mooy loolu daal wax ñu sa side pour London Cultural Week bi dama mën a topp rek wax yëngu-yëngu bi si Cultural Week bi waaye foog ñu indi tamit di histoire nga man su ma dee wax ma dee bëgg a ko dee commencé si suuf ñëw ci ron waaw ok culture soo ko déggee baat bi di nga xam ne mooy diine mooy aada baal ma waaw diine ak aada mën nañoo dem the two can go together that's true di aada bu rafet diine nangu na ko wax dëgg neex yàlla ndax ci balaa diine di ñëw aada la woon aada mooy comme société bi niñ nekkee seen nekkin lan mooy seen realities lan mooy seen norms lan mooy seen values yooyu yëpp boo ko boolee in a nutshell loolu mooy aada ok ñun ñu jógee fii champion tukki dem ci bitim réew diaspora bi ñu fekk leen fa yéen ndox du bàyyi yoonam dëgg la comme yow da nga nekkoon fii ci mbiri aada di yëngatu ci mbiri showbiz pour entertainment nga nekkaat ci loolu tamit def fa liggéey boo xam ne ba léegi mu ngi fa tegee suñ doon bind history showbiz in UK Lamin Cham champion kenn mënu ko si génne ndax liggéey nga fa def nga fa sa wàlla dëgg la bàyyiwuloo ko nga ñëw fii continuer yéen biñ demee gisee nañu baree bari ñoo xam ne ñu ci jàppoon ñii dem nañ ay place yu bari ñu ne waaye not comme que yàlla may nañu am nañ tuuti xam-xam bi ci mbiri culture when it comes to Sénégambian culture in general yàlla may nañu si tuuti xam-xam Yaram Arts under the leadership of Jok Malik Jeng Boyo Kambano sa waa ji Jok Malik Kambano maa konton maa ngi laa nuyu waaw dégguloo soos nag
waaye maa laa nuyu. waaw ok mu come up with this idea ne comme bu njëkkoon xam nga ku nekk dafa daan oosu baan bu la neex rek. waaw mu ñëw it was mostly like commercial. so mu come up with the idea ne léegi why can't we just come together ñu indi comme que dëkk yëpp in Europe ñu ngi ko organise. waaye society ñoo ko dee organise bu Gambian society. Unfortunately for us amuñ fa Gambian society. waaye yaaram ñu take up the lead. you know ñu ne ok ñu def duñu mën a def a week waaye ñu def 3 days boo xam ne yëpp cultural event la ajuma bi mu nekk a cultural night that's totally display of Senegambian culture nga am jigéen ñu baax yooyu leen ñu macha allah ñoom Hadi Sakho ñoom Anti Fatou Savage madame Thiam am ko nuyu ak ñoom Emma Diatta ñu mel noonu ak ñoom nu mu tuddati Yaamu Faye Kulim Dioum ku ma fàttee nga baal ma ñooñu ñoom la ñoo collaboré ak yaaram ñoom ñu jàpp ci cultural night bi danañ def tànnabeer loolu suñu aada la even though ñu bëri sa xamul lu muy firi waaye aada la boo xam ne mag ñi ñoo ko fi indi woon suñu daan def di harvest time lañ ko daan def xam nga wala champion ngay waaw tànnabeer si olof yi time harvest ngeen ko dee def waaw suñu harvesté mooy comme laissez ma mayu ko faana yi su faana yi dem si tool bi ba pare ñu am dugub ñi am gerte ñu am loolu so time boobu la gars yi de tànnabeer mu nga xam nga da nga bëgg a separate the nuts from the grasses waaw nga soo léegi pour am liggéey bi pour mu ñëw nit ñi nga am xaalis sax nga boobu dañ daan jëndal léebo ñoom dañ daan dem volontaire pour dimbali tool yi amuñ ci am su ko defee xam nga nag ñu ngay liggéey ñu laa tegal nga di la entertainale liggéey bi dafa jeex sax te doo ko yëg so mag ñi système boobu la gars yi doon use pour def di nga gis léegi-léeg dañoo dem sax ba liggéey bi jeex na sax duñ bëgg a mu stop programme bi stop parce que am ñu ngi liggéey waaye ñu ngi am entertainment ñu ooyee ko tànnabeer ak ay njam ak yeneen ay bagages yu bëree bëri ay fanaal even though mu ngi jógee Ndar Saint-Louis waaye gis nga fanaal naka ma doon fii nii Gambia fanaal Saint-Louis la gis waaw foofu la dooree bi ñu ñëwee xam nga biñ doon di scramble and the partition of Africa bi nga xam ne francophone yi ak anglophone yi ñu ngi séddoo gox yi xam nga lusophone yi so léegi di anglais yi ñoom géej gi ñoom ñoo leen itteeloon daal ñoom de topp nañ géej bi trop ñu jël ñu fii bàyyi ñu si koona bi fii you know balonkono buñ fa gisu diamond nag ñu bàyyi ñu fii so da ngaa gis moo tax the vast majority of the land goes to Sénégal waaye am na island boo xam ne ñu ko doon ooyee Gorée island belongs to the English anglais ñoo ko moomoon ba pare ñoo moomoon tam James fu nga Sénégal ñoo moomoon français ñoo moomoon James Island so léegi gars yi change léegi Gorée ñu jox ko français yi because xam naa ne am na the geographical location of Gorée xam naa am na ñu ma gën a ëpp xam-xam mun nañ cee wax den ñun ñu am James Island di slave trade comme history bu gudda la jarut ma di ko di si sori so léegi ñi nga xam ne ñoo nekkoon Ndar nekkoon Gorée bi ñoo ñëw dañu indi wàlla yenn seen aada yu mel ni fanaal lantin parce que suñu daan dem mees ci guddi daf daan lëndëm ñu jël néeg yooyu leen taal fa sonal seen jaam di leen ko téye pour ñu gën mën a gis yoon bi so ñun tam nag indi ko nag in so moo tax mu dee demaat sabar bi mu ngoog because of sabar bi moo tax mu nga ko toppa ba borse doo sonna du dégg waaw so entertainment is part of life mënut a ñàkk so feeta baalal ma de feeta bi saara si boobu la génne gis nga saara nag fecci saara fecca la boo xam ne Sénégal sax xamuñ sax naka lañ ko ne tegee loolu moom ñun ñoo ko moom parce que gis naa mbori fii nag ñoom xooyantaan saara leen dee fecca saara suñ géwél yi fii gars yi ne ko sembereng ndongo Cissé foo munta nekk may naa la boobu nag Gumba Gueye may naa leen boobu loolu suñ géwél yi ñoom ñoo ko invent muy tege boo xam ne boo ko mën a tegaloo Bakkan Seck tey xam nga Bakkan Seck jaar na fii si ñoom Sif Mbaye ñoom Bilo Mbaye ñooñu waaw moom dina war a mën a tëgg saara waaye origine bi ci ñun la jógee fii nii so moo tax nag suñ mbëri suñ tëjee mbëri Sénégal ñu teggal leen saara pour ñu xam ne ñun tam am nañ suñu spécialité so lii indi na sa lii ay culture la boo xam ne woot na pour ñu yóbbu ko ci biti so yéen ngeen indi ko London di ko fa doxal 8 years this year so waaye xam nga buñ dooree Friday am cultural night so Saturday foofu la affaire bi dañu invite an artist from Sénégal ak Gambia and every year note that a Gambian artist must come every year yoo xam nga si dara danga ma interview waaye I'm not talking to you, I'm talking to the listeners te bii nag inshallah Brikama Boyo ST first time in town anything whoa
London ba Kandila baake Kandila. Wally Balago Seck oh London am ngeen gan nag dina yëngu am nga London dina metti de London dina metti ñii yëpp duñ bàyyi man di ka wóori yoo Queen Fanta you know kaleen kooba yi rigi bay baabu fële waaw boobu Lamine Thiam foo mun a nekk ci àdduna bi soo nekkul London rek yàq nga ko yàq nga paas dëgg ñu nekk Amérique ñu nekk Sweden Denmark Western Europe daal ñu fa dëkkee yëpp daal on the 26th of August su fekkee ne ñëw leen London di ngeen am lu leen naxari te bëgguma ngeen am lu leen naxari ndax Wally Ballago Seck wax na ma ne aji Màkka ma ne ko naam mu ne ma juróom-benni at ñëw ma London waaw te foofu laa dooree woon ma first single London laa ko génne loolu la wante fekk kenn xamut ko bi ma demee ba ñëpp xam ma nag tey ma woon waa London lu ma mu ne loolu de la ma Wally wax te gëm naa ko ndax lu mu wax rek def naa lu mu paree dafa métti trop dina fa toj incha allah rabi nekkite dee dina wàccee London daal ci gàttal so cultural week baa ngi noonu Lamine muy loo xam ne nag Gambien yëpp war nañ see jàpp fu ñu mën a nekk waaw parce que ñu indil la sa aada ay thousands of miles away tegal la ko fa loolu ñi nga xam ne ñoo ko def loolu du projet bu tuuti xaalis bu bëri ak énergie bu bëri la laaj yow mi toog Gambia fii man ma xam li nga si def li nga see yëngatu waaw ak nga xam ne mu ngi toog bitim réew so loolu yëpp suñ ko boolee waruñ ko yàq nasana we have to jealously safeguard this project ñu gis ne pass nañ di legacy over to our children Lamine Thiam dëgg so Wally culture lii moo fi indi loolu moo tax may Njob Malick am confidence yi man dina ma dee sant ay mbir su ko defee ma nekk di ci dox ndax àdduna noonu rek la merci Njob Malick you get a good someone here on your behalf and behalf of the whole Yaram and the London people over there that's enough respect to all of you over there make it a day don't miss it do not even waste your time just get ready and ready to support when you support each one make it a date each one contribute to make it a proper thing for our future children let them learn the culture from us that's what we tell you all in London make this one ma léegi tamit Ben TV interface Sirif Ndiaye big up to you know anywhere you are brother sis Big C in the building waaw so naka nga yëngu si interface ak Ben TV tamit ok interface Gambia company Sirif Jamera ak collaborators yi ñu ngi ko bokkal so they like a marketing company market Gambian businesses in the diaspora loolu mooy interface Gambia so there is mu am time boo xam ne the management of Ben Television comme ko ñoom seen name bi Black Entertainment Network anything Africa rek ñoom dafa di itteel so ñu approach Sirif pour jox ko a platform pour muy showcase the Gambian businesses the Gambian culture and the Gambian event yi nga xam ne mu ngi xew foofu so loolu dafa boost up ñoom tam seen rating si ñoom tamit and we can leo potential publicity pour indi koom-koom ci company bi system of liggéey la rek xam nga airtime champion yow yaa ngi si media xam nga ne dafa cher and it's very difficult to fill 24 hours of airtime with your own personal programme waaw yow foog nga war a am yeneen programme yoo xam ne da nga koy jëlee you have to outsource it exactly loolu moo indi partnership with Interface Gambia and Ben Television léegi Sirif bii nga maan koo xam ne lu nekk rek daf ko de bëgg a jox try although dafa yabaate waaye dinaa ko jox crédit ci loolu moom respect to you Sirif mbaxana bu nekk daf ko ne bugg a sol mu jéem ko so xam na ne moom lim am mooy lim mun xam nga ni ku nekk li nga mun soo ko nangoo rek jox ko gënal lim mun lim mun mooy mu provide the cameras and the studio and do the production side wax munut ko ok moom foog na xool na ma jàpp na ne foog na mun naa because gis na ma xëy na si gàmmu yi may nekk MC wala yeneen programme bi mu ne xëy na dina yaa ngi MC lu bari yaa ngi MC si gàmmu yaa ngi MC si non kii daf ñu war a wax lu leer na yow yaay MC si gàmmu parce que bëgg naa la wax loolu dama dee téye maay gis la nga téye maay sikar nga dem si cultural week ma MC foofu tamit nga MC foofu ta so naka nga mën a MC yii nii rek wax ñu wax ñu question bi ñu bare dañ ma waaye kenn mësul ma koo laaj on air ñu bare dañ ma ko non man moom definitely I really want to ask you because yàgg naa di ko dama ko dee anti sa ne ko kii mu ngi si gamo yi mu ngi si cultural week bi léegi naka la ñaar yi naka nga mën a antale man
I can think that I can mix the two. amul dara lu ma yàqal to be honest because comme ni ma la bi yow comme ni am nga fi mu nekk nii sa interview bi in sequence. da nga indi affaire diine. indi affaire culture ba pare nga indi affaire présentation. waaw mën a sàng. so léegi kon that means ne tontuwaale naa la sax suma biir wax. ne yàlla may na ma tuuti not ne man maa ko jàng or whatever nga dinaa dee mën a wax loo xam ne nit mën na ko understand wala nit mën na koo dégg. ba pare li ma wax dinaa ci xam nekkul ne affaire diine bi man maa am xam-xam bi de. man dama am di points yoo xam ne bëgg naa ko laajte wala nit ñaa ngi ko laajte ma oo Lamin Caam moom moo am xam-xam bi ma laaj ko ba defee nga réel ko so affaire yi journalisme wala présentation wax dëgg na yàlla jànguma ko fenn Sheriff moom moo spot the talent in me jàppane foog nga mun naa ko waaye man ba léegi dama foog nga mënuma ko so ma try ko ñëpp ne waaw ma ne waaye nag ma continuer ko so léegi su ma dee MC si gàmmu li ma dee wax rek mooy programme bi ni fa tëddee ak lu ñëw waaye def si ama loolu méttiwut ak laa jox lu gën su ma dee MC itam si cultural week bi naka la event si di ñëwee laay lan moo war a ñëw ak lan moo ko waral ak lan la ñëw def si loolu tamit difficulté bi waaye gars yi dinañ laatee waaye dinañ laate parce que su lañ gisee si gamoo rek dañ foog ne ku nekk si gamoo rek diina rek nga war a nekk waaye su laajee si cultural week bi dañoo wax ne waaw and ñu bari maybe mun lay na expect ne yaa war a nekk imam you are in a row of being an imam suñoo màggee foofu foofu suñu doom yi suñoo ñoo màggee waaye suñu la gisee nag yaa ngi MC si bii naka nga mën a definer ñaari yooyu man pour ma leer mënuma nekk imam parce que imam da nga war a am xam-xam knowledge in Islamic jurisprudence nga xam yu bëree bëri boobu man mënuma koo nekk waaw waaye mun naa provoque ideas in Islam ak yoo xam ne debate la in Islam ma indi ko gars yi waxtaanee ko because suñu yàlla may na ma xam kon dinañ la baalal nga def MC bi ak lii yëpp dinañ la baalal comme ba yaa ngi still young and so on waaw dañ foog ne daal doomu wala salaam dañ foog ne ku yëngatu si diine rek waaw foofu nga war a am dañ xatal géew bi daal waaw loolu la ñeneen doon dee foog na ñun duñ ay jullit sax ay jullit waaw te ñun Youssou Ndour kenn jàq ko julli maa la ko wax Youssou Ndour ajal la ay nit màkk coon balaa Alaaji Mansour di seen ting ñoom Alaaji Mansour Mbaye xool leen liggéey di liggéey si société loolu amul dara pour def ak diine bi laay ok kon we move on